savons que votre Internet doit être rapide et fiable. C'est pourquoi nous vous offrons le haut débit avec notre réseau 3G+. Orange, il est 13h. jàngeen jëf ci seen déglu ci rajo Futurs Médias gën na kon jàppande ci ponku xabaar yi la ñuy waxtaanee àpp gi nga xam ne Macky Sall nga koy ñaan askan wi ngir ne nu may ko mu am diir toog daal di càmbar yëf yi ñenn ñi ni waaw loola lu mën a nekk la waaye Macky Sall mbiralu diir la wu gàtt wala gaañee jox ngir ne nga càmbar génnee pexe ngir wàññi dund gi dina bokk itam ci biir xabaar yi l'école catholique bi kilifa ya ko yore sàkku ci nguur gi mu indil leen karange gu wér te wóor ci seen i l'école ndax ne daa am nit ñu taxaw temm ci yàqate loole te itam kilifay l'école catholique ne xel xalaatul benn yoon ñu daal di dàq année blanche ci ñu indi kon année blanche ci mim réew mbaa ñu dàq bisu wote yi mu dëppoo gi itam wetu jàng yenn yu ne ca Caire di doomu Sénégal sàkku ñu fay leen ci nu mu gën a gaawee seeni bourse lu ko mooy dinañ leen dégg ndax amal nañu tey jii xeetu manifester ca fa nga xam ne moo di ambassade bu Sénégal ca Caire dina bokk ci biir xabaar yi wàllu bi ci réew buñ ca njàmbaasee tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne toftal te lu jëm ci wàllu gis-gis li moo doon as yéene lu nu am kon jukkeendikoo ci xabaar diggu bëccëg gi mbokkee xarit yi salaamaaleykum. Malal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu daal di kon door xabaar yi ak itam genn doomu Sénégal gu nu fekk mu faatu ca Nouakchott am na léegi juróom-ñetti fan ci tey jii noone kon la gaañ a xëyee gis néew ba jot nañ ko yóbbu ca l'hôpital bu Nouakchott turam Tidiane Diallo lay wuyoo ne njabootam ma nga dëkk ci cité millénaire fii ci Ndakaaru ñii doomu Sénégal yi nga xam ñoo nekk foofa dañoo ñàkk ku leen taxawu moo tax nu yëkki seen kàddu ngir kon fexe daal ba ngóormaam gu bees gi may leen gët ndax la ñuy dund foofa nekk na loo xam ni lu doy waar la ñu ci sàkku ndimbal. ak RFM kumpa tàggoog nag yéen. waaw Macky Sall la ko gaañ a tontu ci laaj ga mu doon laaj ñu daal di koy jox ab diir ngir mu mën a toog càmbaraat bu baax a baax da muy doxalee nguur gi ngir fexe ba wàññi dund gi loola doomu Sénégal yi ni nangul nan ko lu mën a nekk la waaye nag fala budda ñu mu itam jëmbat ca fulla jëmbat ca fayda ba mu gën a baax gën a gaaw ajaratu Man Touré Niang daal di kon tallal micro doomu Sénégal yi ci mbedd mi ngir ñu wax la ñuy xalaat ca Macky Sall la mu leen di laaj ñu daal di ci kon déglu moom ajaratu Man Touré Niang ci wolof ak reportage bi. Monsieur le président de la République yow yaa ne ñu may la temps ngir njëkk yi ñu ñoo dundee nga mën kaa wàññi askan wi ñu laaj nee nañu may nañu la waaye day du gudd lool. donc là aussi je crois que dañ ko war a bàyyi rek mu jéem a xool donc pour mën a gérer les problèmes au Sénégal. non pas trop de temps. pas trop. am kenn sax ku ci yokk moom directeur d'étude la bu benn école monsieur Diop mu xamle rek ne danga ci waroon teg app ngir gën a dalal xelu askan wi. kooku moom xam naa ni moo waroon am pour nit ñi mën a négat ni mu wax leen kañ la. mën a def loolu ak yi mu ci dugal yëpp pour que nit ñi seen xel dal ñu nekk tuuti pour ñu mën a wàññi affaire yi. président de la république mus na fi nekk premier ministre mus na fi nekk ministre de l'intérieur mus na fi nekk président assemblée nationale ak itam directeur société xëy na ca jamono yooyu le expérience ba mu am mënoon na cee boole loolu dana ko may ngir mu gën a gaaw ci jël ay décision ci wàcce njëg li loolu itam di xalaatu ñi fi ne. délai waaw mais délai moom xam nga su fekkee ne kër la wala benn entité bu ndaw wala benn loo xam ne da nga koy gérer loo xam ne lu rëy. liggéey bor la yaa ko wax njiitu réew mi askan bi ñu ngi laa déglu ñoom ñëpp ñu xamle ne ñu ngi ne tekk di la xaar ci liggéey boobule ngir nag nga sàmm ka. délai lu war a am la loola moo di gis-gisu docteur François Seck Fall di ko xam ni daa yëngu ci wàllu koom-koom xam-xamam xarañ ca loola mu ni nguur gi soxla na lool ñu àppal ko ngir mu mën a faj ci lu wér te sax dàkk jafe-jafe askan wi docteur François Seck Fall. bu dee vraiment xaalis amul ci kees bi lay bu doy la pour ñu jël temps réfléchir sur naka la ñuy def ba mobiliser ressources yi nga xam ne moom la nécessité pour mettre en œuvre politique wu wàññi njëgu ceeb bi ak diwlin bi et cetera suukar bi parce que politique bu mel nii bon ça se fait à coup de milliards quand même à coup de milliards état bi il faut que gars yi xam ne état bi soxla na tuuti temps quand même pour réfléchir
est-ce que dañuy àbbi ji à quel taux la ñuy àbbi et cetera nan la ñuy def pour financer ko parce que c'est de l'argent. Ensuite l'autre raison c'est que politique bu mel ni mënul reposer essentiellement sur ci état bi rek état bi mënul supporter coût bi kese il faudrait que yeneen acteurs yi aussi industriels yi commerçants yi aussi ñu participer donc il va falloir mettre en place benn cadre de concertation boo xam ne dina mettre en place un effort national de solidarité et donc ne serait-ce que ça dafa laaj temps parce que foog nga discuter ak acteurs yi et aussi pour que politique bu mel ni mu mën a efficace parce que du caagare dañuy agir tey nii rek dans 2, 3, 4 mois ñu dellu ci situation bi ñu nekk aujourd'hui donc il faudrait que état bi aussi réfléchir en même temps ci mesures yi nga xam ne mooy tax ba mu continuer ba durablement prix yi mën a wàññeeku. ñu daal di wéy ba léegi ci xabaar yi wax ci wàllum kaaraange ci l'école catholique yi gannaaw ba ñu ko songatee démb am lu ñu ca yàqate kilifa yore yooyu l'école sàkku nañu ci ki ñu yore kaaraange ci mim réew doon kilifa nekk ci nguur gi ñu taxaw tamit ci wattu seenub kaaraange ci l'école yi ak ndongo ya te itam ne bëgg nañu daal ñu daal di jëmmal bisu wote yi bis ba nga xamante ne ñu jàpp ni kon ci la ñuy amal nattub ndongo yi muy l'examen fin d'année di BFM ak bac ak la nga xam mooy entrée en sixième loola lépp dañu ca bëgg kon nguur gi jëmbat ca fulla te bañ a déglu ñii di la may watu année blanche ndax ñoom seen i doom ak seen i ndongo ña ngay jàng boobu ba léegi te itam gëreewunu te lañ ca def ci koom jubluñu ci lenn rek lu mooy defub l'examen Stanislas Diouf di kenn ci kilifay l'école catholique bi dog ko ci ak RFM. dañuy liggéey normalement mais de temps en temps ay élèves ñu jóge feneen ne dañoo gëreew ñëw di génne suñu élèves yi pour que kenn du mun a jàng man nag nanguwuma ne parce que am na rek ak samay enseignants ou bien rek par rapport à une situation qui est là parce que jànguma kenn du jàng defe naa loolu jaaduwul lu may ñaan nguur gi lu may ñaan état bi mooy mu jël ay dispositions pour que la sécurité des élèves soit assurée qu'on puisse maintenant qu'on puisse permettre à tout le monde ku bëgg a jàng daal na nguur gi jël ay matuwaayam pour que ku bëgg a jàng mu may ko mu jàng ñu am ay bâtiments ou bien ay moyens de transport ko yëpp ñu mën ko sécuriser pour que les cours puissent se dérouler normalement. ndax ragalu leen année blanche am. année blanche xanaa pour ñu jàngul war nañu fexe ba ñu jàng ñu mën a am seen examen ci date yu ñu ko waxoon ñu ko fixé woon dans le découpage de l'année scolaire ñu jàngul bi ñoo xam ne seen programme mu tagul nañu jël matuwaay yoo tax des dispositions yu mën a tax ba ñu mën a rattraper le retard accusé si bien que les examens pour cela mën nañu am soit en août soit en septembre mais je crois que ñu jaadu ñu ne année blanche parce que normalement jàng nañu donc nañu fexe ba examen yi am waxtu bi ñu ko waxoon. ñu wéy ba léegi ci njàng moomu jàppale nit ci yoonub Linguère ndongo ya dakkal nañu seenub njàng gannaaw ba nu jëleetoon dogal ñu dinañu dellu ca daal ya ca lycée Alboury Ndiaye tey lu ñu xëy ndarati képp yëf ya loola nag doon mi nekkin woo xam ni seen i jàngalekat ñoom ñàkk nañu ko rafetlu Linguère Mamadou Mangane. ginnaaw ñeenti weeru gréew njàng mi dooraatoon ci lycée Alboury Ndiaye bu Linguère benn ayu bés dong la am élèves yi jël nañ ndogal ci suba tëj classe yi ba déwén ñu ngi ko xamle ci assemblée générale bi ñu doon amal ci lycée bi. Au lycée Alboury Ndiaye, on veut que toutes les portes soient fermées. Boubou Sy élève terminal L prime moo yor seen kaddu. tey li ñu décidé mooy dootuñu dellu ci classe yi loolu nag boo gisee ñu def ko école yu bëri loolu la ñu def loolu nag du lu tax waaye daa fekk ni année bii ni mëntuñ kaa sauver nguur gi ak professeurs yi ñoom ñoo ko gën a xam ñoom nag dañoo sacrifier buñ demee ba toll instant bi ñuy laam-laame année blanche wala prolongement daa fekk ñoom dañoo taxawoon temm ci li ñu bëggoon. professeur yu nekk ci lycée Alboury Ndiaye bu Linguère am ci njàqare gu rëy ak mbetteel Marlo mooy coordonnateur SEMS CUSEMS. ñun nag li xew tey Linguère xaw nañu jaaxal ndax lan ñun depuis lundi ba sunu syndicat rencontré ministre bi ñun ca lañ jógee ñu ne dañuy arrêté sunu débrayage ak sunu grève daal di jublu si jàngale bi même si nag su fekkee du ñu joxe notes yi te élèves yi nga xam ne natt nañ leen duñ leen jébal seen i notes. Noa Diaban responsable local bu CUSEMS ne xale yi dañoo gaawtu ci seen dogal bi waaye teguñu ko fenn. élèves yi jël nañ décision fii ci lycée Alboury Ndiaye décréter année blanche je crois que loolu moom jumte la quoi parce que du ñoom ñooy décréter du élève du ni professeur mooy décréter année blanche am na autorité compétente xam na ministère la ñooy constater année bi pour décréter ko. ci diirub assemblée générale bi yëpp xale yi biral nañ ne ñàkk benn année scolaire moo gën jàng di jàll ak ay jafe-jafe RFM Linguère Mamadou Mangane. jafe-jafe la gaañ a nekkee ca Kër mooy ndongo yi doomu Sénégal di jàng foofa ca yooyu l'université ndax ne booba ba léegi ñu ngi toog di xaar koppar yi leen di jox ndettal de weer wu dee wu ne mënu suñu see jot ba tax ñu yëkki seen kàddu ne ci amatul génn app amatul génn xaar bëgg nañu kilifa yi
fay leen seen i koom tey la ñu xëy manifester ci buntu ko toogal Sénégal ca moomu la réew di Caire seen kàddu nu gàll ko ci baatu Cheikh Diallo mu faram-fàcce seen i yitte ci micro Georges Li ca Diop. depuis 2 mois nii doon am ay bourses yoo xam ne ñu ngi ko topp ak direction des bourses mais mun na ko jot léegi nag depuis 3 jours ñu ngi occupé ambassade bi liggéey amu fi te benn solution tamit ambassadeur wala les autorités sénégalais indi nañ ko te ambassadeur dafa waxoon dana transmettre message bi su ko defee ñu apporter ay solution mais loolu ba léegi amul léegi nag ñun ñu ngi fii dafa décidé pour toog ci ambassade bi te liggéey du fi am ba ñu ñuy satisfaction boo xam ni c'est total waaw ñu jox ñu suñu ay bourse sinon dana def leneen te bëgguñu egg foofu nag. ñu daal di wéy ci xabaar yi gannaaw ci ba nga xamee ni fukk ci simili moo toftalu ci benn waxtu. ak RFM kumpa tàggoog nag yéen. ca Louga ña fa fare ak SUTSAS ñoom ña nga ci seen ñaareelu bisu gërëm ba nu xàppati la ko waral rek mooy danoo ñàkk rafetlu ne tuuma yenn baw ko ci médecin chef district ba jëm ci yenn ci seeni ay ñoñ ci genn waxtaan gu mu doon tuumal ak jigéen ñeen ñu doon liggéey foofa mu daal leen kon yóbbu ci diwaan yeneen loola kon jur diggante bu ñagas ci diggante ña nga xam ñoom ñu di liggéeykat yi ak seen njiit loolu lépp kon tax ba wàllum paj meeg paju mi gàll góose ca wowle diwaan di Louga fanoo fekk Xalil Seen. waa kër docteur yu nekk fii ci Louga te ñu boole seen bopp ci syndicat bi du SUTSAS ñoom de wane nañu seen ñàkk ànd ci ay kaddu yi nga xam ni kii di médecin chef district sanitaire bu Louga mu ngi ko doon yëkkatee moom mu doon wax ni yenn ci ay sage-femme dañuy détourner ay malade rawatina soxna yi nga xam ne dañoo bëgg a def échographie ci ay clinique privée. moo ko gis moo ko wax. madame Diallo di Sali Camara nekk chargé revendication ci sous-section SUTSAS bu nekk fii ci Louga. moom de mu ngi leeral mbir mi moom mu ngi wax ni échographie yi nga xam ne médecin chef bi da koy def yooyu dese naa leer. mais bu leen defalee ba pare yow nga war a interpréter mu faux wala nga def leen mu am ay erreur mais du la ko jaral parce que malade bi aussi xaalisam la ciy def. beneen mbir mi nga xam ne waa kër docteur yi ñu ngi koy naqarlu moom mooy bañ bii nga xam ne médecin chef bi bañ na ko redéployer benn ICP bi nga xam ne ministère moo ko affecté ci benn poste de santé bu nekk fii ci Louga. depuis le 4 janvier la ñu affecté benn infirmier poste de santé bu Touba Seras docteur bi lànk ba tëdd na du ko fa yóbbu parce que moom am na ku mu tànn ba pare mu contourné ñu à partir du 20 janvier la xaw ma dem ci préfet xaw ma lu ma ko fa wax def beneen affectation bi contrecarré bu ministre quand même loolu warul mën a ne. mu doon nag ay njuuñ njaaj ak ay ñaawteef yi nga xam ni waa kër docteur yu boole seen bopp ci SUTSAS te nekk fii ci Louga ñu ngi koy naqarlu te fas yéene nañu dem ba jeex ngir saafara am si. dinañu perturber système bi tant que réglé wul suñu problème bi na ko signal prise de service am mu dem. Ibrahima Khalil Sène Louga. RFM. si wàllu politique gannaaw ba mu génnee ci biir parti bi di PDS Abdoulaye Baldé mi ngi yëkkati kàddoom tàmbalee yett parti ga mu bëgg a taxawal ngir mu doon bos boo xam ne moo nekk njiit la ca Ziguinchor googa amal na fa manifester gu njëkk ca la woon mel daal di itam jël dogal ni dina taxaw tem ci ëllëgam ca la politique bi kenn du ko daal di kon tëyeel ñu daal di ci ànd ak Abdoulaye Sambou. génn bu njëkk Abdoulaye Baldé ginnaaw bu mu jógee ci parti démocratique sénégalais askan yeewoo fii ci Ziguinchor nag jot nañoo dalal Abdoulaye Baldé ci accueil bu mag a mag. mais mbégte laa si jëlee si leen liir naa ko aussi seen visage mbégte boo xam ne am nañ ko dafa mel ni délivrance la boo xam ne et surtout kontaante bi mu gis ci seen visage dafa mel ni que vraiment yàggoon nañu xaar lu mel nii. di surtout di gërëm jeunes yi nga xam ne depuis aéroport daw nañu ba sama kër donc population yi fépp xam ne jaar nañ fa nit ñi gën nañu massivement di càccu di naan wéy il faut que nga dem ci présidentielle bi di ñëw. maire bu Ziguinchor di dévoiler idéologie parti bi nga xamante ne moom la fas yéene taxawal la. nag lu ñu choisir mooy nekk au centre parti centriste la defe naa lu ku koy incarné tey ren ci élection présidentielle bu France mooy François Bayrou. bon amoon nañ déjà président mooy Valéry Giscard d'Estaing UDF centre la woon donc si idéologie boobu laa bëgg a dugg parce que dama xam ni que léegi idéologie bëri ñooy doxal ci biir y a une évolution des mentalités peut-être que mën nga jëlee lu ndaw si gauche bi. objectif ginnaaw bu mu structuré parti bi présidentielle bu 2017. suñ prochaine cible mooy locale yi du ñëw en 2014 parce qu'il faut ñu am ay maires yu bare après buñ fa jógee ñu dem présidentielle bu 2017. wante pour élection législative yi ñu demal nag Abdoulaye Baldé nee ne du diriger benn liste fii ci Ziguinchor Abdoulaye Sambou Ziguinchor RFM. ñu daal di dënk ci xabaar ni itam Macky Sall njiitu réew mu Sénégal ñu ngi koy xaarandi ca kër Laayeen ñi tey ci aljuma ne ñaari waxtu ci diggu bëccëg gi la war a teew ca Yoff Laayeen.
RFM bitim réew. Ajaratu Binta salaamaaleykum. Mala Diagne maa ngi lay nuyu. xabaari biti réew. ñu dem Guinée Bissau. bisimilah. ndax foofu dañ faa fal président bu bees mi ngi tudd Manuel Serifo Nhamadio moom nag moo nekkoon candidat ci premier tour élection présidentielle bi nga xamante ni jaarul woon ca yoon moom nag kon nañ fa tabb waaye décision boobu CEDEAO nee na du am ñaawlu na ko nee na sax loolu lu tubaab di wax usurpation de fonction loolu moo fa am maanaam jël fonction jàmbur boo xam ni moom moo ko nee na nag du reconnaître benn yoon nguur gu yees gi nekk ca Guinée Bissau dañ ciy ànd ak Nawa Mankari ba ñu fa toogal. Manuel Serif Nhamadio koo xamante ne moo nekkoon président intérimaire bu assemblée nationale populaire tey ñu ngi bokk ci juróom candidat ñoo xamante ne ñoo contesté résultat ci bu scrutin bu 18 mars bale passé boo xamante ne résultat bi cour suprême def ko validé moom la ñu désigné comme futur président de la république de transition décision bi dafa nekk décision bu militaire putschiste ak quelques groupes bu parti politique ci opposition tamit Ibrahima Sori Diallo koo xamante ni moo nekk président en exercice bu PRS moom la ñu choisir tamit pour mun a diriger conseil national de transition organe boobu moo war a remplacer assemblée nationale populaire boo xamante ni moom la ñu tasoon annonce bi ku ko def mooy maanaam annonce de Manuel Serif Nhamadio comme président de la république de transition ak Ibrahima Sori Diallo comme président du conseil national de transition dañ ko defoon démb ku ko def mooy Fernando Vaz koo xamante ni mooy porte-parole forum du parti politique ci opposition Fernando Vaz moom dafa garanti ni day joxe tour premier ministre bu transition mu gën a gaawee waaye date bu investiture bu Manuel Serif Nhamadio ba léegi fixé bu ñu ko comme composition bu conseil national de transition waaye lu ñu xam mooy ni parti politique ñoo xamante ni ñoo soutenir Carlos Gomes Junior ci élection présidentielle ci fukk fan ak juróom-ñetti mars bale passé inclus bokk ci boole ci PAIGC ñooñu dañoo décidé bu créer benn front bu ñu tuddee front national commun anti coup d'état pour ñu mun a delluwaat l'ordre démocratiquement et constitutionnel annonce bi ku ko def mooy Fernando Mendonça koo xamante ne mooy secrétaire ci communication bu PAIGC ci benn daje bu mu amoon ak parti politique ñoo xamante ni ñoo jàppale woon premier ministre Carlos Gomes Junior koo xamante ni ñu ngi koy jàpp ba léegi waa Mankali Bissau RFM. Mali lañ jëm ndax foofu militaires yi nga xamante ne ñoo nangu woon nguur ga ci ATT Amady Toumani Touré bàyyi nañu ñaar fukki autorité ak ñaar yi ñu tegoon loxo na kii ci dorteelu ay bés bi kenn ca ñoom benn ministre ak benn général boo xam ni sax ma nga l'hôpital jamono yi ka nekkoon njiitu réew Mali Amadou Toumani Touré yegsi na démb ci Ndakaaru fii ak njabootam gannaaw nag bu mu dëkkee diir ci résidence ambassadeur bu Sénégal ca Bamako démb nag ma nga Ndate Diop demoon na teeru ji ko moom it ci aéroport Léopold Sédar Senghor. 11h tegal juróomi simili Pointe Sarène di avion présidentiel bi wàcc ci l'aéroport Léopold Sédar Senghor buntu bi ubbeeku ka nekkoon njiitum réew mu Mali di Amadou Toumani Touré sol grand mbubb bu wert teg ci mbaxana mu wert di wàcc àndandoo ak jëwriñ diñ dénk lépp lu jëm ci wàllu affaires étrangères di Alioune Badara Cissé ñu daal di dox jubali salon d'honneur bu pavillon présidentiel. ci seen ginnaaw soxnas Amadou Toumani Touré ak gone gu toll ci ñeenti at ak ñeneen ñuy dabal fukki doomu aadama ci ñoom ñu ràññee ci ay tuut tànk. gise bu ndaw ak jëwriñ jiñ dénk diplomatie bu Sénégal ci biir salon d'honneur ATT daal di génn waaye yëkkatiwul kàddu taskatu xibaar yi ak ñeneen ña nekkoon ca kanamam rek la daal di jox loxo. ci noonu le cortège ba bawoo ca l'aéroport Léopold Sédar Senghor jëm ci bërëb boo xam ne nii ump nañu ci jamono ji. Malal kon ñu yemale fi xibaaru biti réew yi. waaw ñu daal di kon joxante daje dimanche ci lamb ji. waaw man maay nekk fan. lamb ja wala non bul wax fa ngay dem noppil rek. loolu mbetteel mu neex a neex lay doon yow noppil rek ba dimanche. waaw joxe goomu junni yi de. junni yi de anamu. may ma ñëw ñu ngi ci gafa gi. bisimilah. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne yow moom jot nga sab junni. waaw jot naa ko. kon defal sport bisimilah na biir. aca bokk ñu daal di ko door rek wàllu làmb ak combat gu nar a dox ni ki dimanche gi. diggante Yékini ak Balla Gaye numéro 2 jàppale ne nag loolu nag ñu ngi koy waxtaanee fépp rawatina nag Ziguinchor foofu ñi nga xamante nag ñoo di amateurs yi que ñu gën a fa rek di Balla Gaye numéro 2 moom lañu ñaan daal ngir mu am ndam rax ci dool itam ñu ngay ñaan ñaari mbër yi daal ñu def seen kéem kattan ngir fexe ba violence bañ a am ci làmb gi Ziguinchor Abdoulaye Samb. ñaari
fan a des ngir ñu amal combat diggante Balla Gaye 2 ak Yékini fii ci Ziguinchor nag daanaka combat boobu moom la ñuy waxtaanee ci grand place yi ak ci yeneen attroupement yi cadre assurance bi nag moom tiitange bu ndaw la am ci combat bi donte ne sax moom xelam ci Balla Gaye la jëm. combat bi maa ngi koy dundee comme yeneen combat yi rek parce que combat yu mag yi ñu gis fii yëpp souvent man personnellement dama si am mbetteel quoi parce que lu ñuy xaar si combat yi duñ ko gis parce que dafay doon combat yu mag ci titre bi mais bu ñu ñëwee si biir lamb ji lu ndaw la ñuy gis rek nit ki daanu finalement combat lu ñuy yaakaar si moom sax duñ ko gis loolu laa ragal mooy amaat ci biir combat li may ñaan daal mooy Balla Gaye daan parce que xale yi daal laay faral te man kat discipline ak violence zéro moom la commerçant bi nga xamante ne fan club Yékini la te ñu fekk ko ci boutique am di ñaan. waaw yàlla moom nañ ko fekkee moom ci jàmm mu bañ a am violence yo Sénégal moom ñun ñëpp a ko bokk moom jarul xeex combat la su jeexee moom ñëpp yi moom nga yaakaar ne mooy daal man daal sama mbër moom mooy Yékini moom yaakaar naa moom dina daan incha allah. jigéen bi nag moom nee ne combat bi métti lay doon pour ñaari mbër yi wante moom nee ne kii di Balla Gaye moom mooy gagné. xam nga nag man dama bëgg combat damay yàkkamti sax genre combat yi di am. waaw ñaar ñi ñëpp nag bëgg naa leen waaye nag bi yoon moom Balla Gaye laa faral waaye nag dina compliqué de ndax ñaari poids lourd la waaw. fii ci diwaan bi nga xamante ne fii la Balla Gaye fekk baax lépp li ñu ñaan moo di Lion bu Guédiawaye mu jël ndam lii Abdoulaye Samb Ziguinchor RFM. wàllum kaaraange nag jàppale ni duñu ko caaxaane bés ba ndax police moom daal dina lal ay pexe daal ngir jéem a nasaxal bépp pexe bi nga xamante ni daal da nga ñëw ngir yàq li nga xam te moo di làmb gi yëf yi sax nee na ñi ki ëllëg di samedi gi la ñuy daal di door wàllum kaaraange gi ñu déglu commandant Thioune ci micro Malal Junior Diagne. ku lëmbe rek ma lëmbe gis nga làmb ji jël nañ ci décision boo xam ne supporters yi ku fa sànni xeet nañ la seet nañ la jàpp te nañ la yóbbu ku fa lëmbe rek ñu yóbbale waaw. ci lu jëm ci wàllu disposition yi ngeen jël ci wàllu lamb ji biir lamb ji biir lamb ji ak kër mbër yi lu muy doon. nañ ko daan defee rek xam nga ñun dañoo am ay kilifay police yoo xam ni dañoo xarañ ci mbirum sécurité ku mel ni commissaire Codé Mbengue nga xam ne mooy directeur xam nga moom jàmm la xam te xam ne aussi nan la ñuy def ku mel ni directeur de la sécurité publique ku mel ni commissaire central colonel Ablaye Diop commandant corps ak colonel Lam gis nga kente boobu boo ko tënkee lépp lu ñu soxla ci sécurité dañ koy am defaral la li ci war yëpp nga xool ne nii la waaw loolu moo tax fi mu ne actuellement xel ñëpp dañoo war a dal te làmb ji mënul weesu làmb rek la mën a doon te gis nga mbër yi tey comprendre nañ ko te def nañ ko te lii moo am solo dafay jeex après ñu dem ci leneen. léegi ci wàllu dispositif. ak ci suuf gis nañu souvent day bëri ñu toll loolu lu ñu koy lijjantee. léegi nee na te jour lamb ji aussi comme ni ngeen daan defee photographie ak yooyu bu mbër mi di bàkku ngeen topp korong ba kenn du ñuy war a seetaan duñ gis loolu du am bi yoon ndax xam naa ne CNG jël nañ matukaay yoo xam ni loolu dootul amati. kon boog jàppale ne ci mbir moomu di combat diggante Yékini ak Balla Gaye numéro 2 dimanche gi lay doon waaye jàppale ne RFM daal dina lal itam ay pexe yu bees ngir fexe daal ba dégtal leen affaire yi ci anam yi nga xam ne noonu ngeen ko bëggee ba tax nag mën nañoo jàpp ni samedi ci guddi la ñuy daal di door li nga xamante ni moo di programme ci wàllu làmb gi ak ay waxtaan amale ak ay spécialiste ak itam ay mbër yu siiw rax ci dool itam dimanche gi ci bu ñeenti waxtu jotee laata sax ñeenti waxtu maanaam suba gi waaw tisbaar gi waaw suba si déjà danañu amal tamit ay mbir jagleel ko li nga xam te moo di làmb gi bu tisbaar jotee danañu am tamit ay série de reportage yu nga xamante ni daal RFM dafal na leen ko jagleel ko mbër yi daal di leen présenté mbër yi ak itam yeneen mbir yi nga xamante ni daanaka dañ koy denc daal ba bés ba. voilà ñu daal di jeexaleeg ba tey waxtaanee ba tey wàllu làmb waaye bi yoon ca Niamey di capitale bu Niger jàppale ni bés ni ki tey jii daal nañ fa door ab tournoi de lutte ci waa CEDEAO kon bokk ñoom ñoo def lu ni mel ñoom nag nee nañ daal li ñu bëgg daal mooy fexe ba wàllu làmb fii nii ci Afrique sowu jant daal gën a am niveau bu baax ba jege li nga xamante ni moo di niveau olympique ñu daal di ko jeexaleeg wàllu football. kon bokk ñu daal di ko jeexaleeg li nga xam moo di 16e de finale coupe de la ligue tey jii nag lañ koy daal di door waaye genn jongante rek am foofu la ca diwaanu Mbour diggante stade de Mbour lay doon ak Daara waaye jàppale ni mën nañ si jàpp itam yeneen jongante ci week-end bi jàpp ba altine jàmbaar diggante ma RS Yoff lay doon Jaraaf ak HLM Union sportive de Wakam ak GFC Casa Sport bu Ziguinchor diggante ba Senior lay doon ñaari tali ak Jeanne d'Arc ñoom danañu tase ñu daal di ko jeexaleeg wàllu équipe nationale olympique ñoom nga xam ne jamono gi ñu nga foofu la ca Angleterre ngir waajal ni ki altine seen jongante gu am solo seen diggante ak Oman lay doon loolu nag ka ca am ndam di nga qualifié ca Jeux olympiques dina ma amal foofu la ca sa Angleterre jàppale ni kon boog suñu gaynde yi ni ki démb daal nañu amal nag seen premier galop d'entraînement tey jii ñuy xamal ni ñi nga xamante ñoom ñoo manqué woon ci entraînement bu njëkk ba dana ñëw daal di complété effectif yi xanaa rek lu ci des
moo di daal di ñaanal kon bokk suñu gaynde olympique yi daal ñu am ndam ngir bu ko daal defee guléet Sénégal qualifié ca Jeux olympiques rawatina nag ci wàllu football Malal Junior li leen fi jot indi ci xibaar tàggat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne wàllu lamb ja nga waxtaanee léegi sax la ñu daal di kon junj ak Babacar Fall tey loola bokk na ci li ñu faram-fàccee ci Critique Média. Critique Média di jàngat liggéeyu taskatu xibaar yi ci rajo yeeg télé yeeg yéenekaay yi ba ci internet Critique Média aljuma ju ne. jàngeen jëf. Critique Média. combat Yékini Balla Gaye 2 bi am dimanche ji di ñëw ci la ñuy profité wax mbirum journaliste ci biir làmb ji jaxasoo gi bëri na ci lool. taataan nañu gis-gisu Omar Dia di journaliste boo xam ni yàgg naa yëngu ci wàllu xibaaru tàggat yaram. dama yaakaar ne dañu waxtaanul suñu biir xam nga làmb wolof lañ koy commenté wolof la ñuy def direct bi wolof la ñuy defee lépp ñi nga xam ne ñooy jaay peut-être seen journaux ñoo koy bind en français mais xam ngeen ne làmb wolof lañ koy defee or mais du ku jëkk rek moo naan man journaliste la wala journaliste sportif la wala journaliste sur làmb la métier bu nga xam ne dañ koy jàngale boo ko jàngul doo ko mën a tari moo tax ñu bari torop ay journaliste léegi ku jóg ne journaliste parce que rek da ngay wax wolof rek yaa ngi ci làmb ji rek journaliste déedéet je pense que affaire bi dafa am nu mu war a demee moo tax ma ne même ñi nga xam ne dañ naan ay journaliste la ñu journaliste lamb parce que bu doonee journaliste lamb rek da nga war a nekk journaliste partout mais est-ce que journaliste lamb rek moo am ci àdduna bi da nga naan journaliste kese la ñu spécialisé la ci lamb mais spécialisation boobule moo àndul ak li nga xam ne mooy professionnalisation lamb dafa raw discipline yu bari ba nga xam ne dafa raw même journaliste yu bari yu nga xam ne dañu ne ay journaliste yu lamb la daf leen raw parce que li nga xam ne léegi buñ ko tegee mooy ëpp doole sax football moo ëpp doole sax booy xool nawetaan bi dama ni am na nu ñu war a defee ba nga xam ne léegi buñ koy def ñu def ko ci teggin doon journaliste mais war nañ la mën a former ci benn séminaire bu nga xam ne question yu baax yi dañ koy def gis naa même ba ñuy entraîner ñu nga xam ne ay journaliste la ñu nga xam ne seen liggéey il passe à côté de ce sujet. ñaareelu lëf gi ñuy wax ci Critique Média semaine bi mooy lu soxal site internet yi nga xam ne dañuy def wàllu xibaar te ne fii ci Sénégal ñu bëri ci ñoom dañuy taataan ay xibaaru jàmbur maanaam jëlee ko ci rajo ci télé ba feneen fësal ko ci seen site internet te duñu wax fi ñu ko jëlee muy jafe-jafe bu rëy jamono ji ci métier tasu xibaar ci Sénégal gis-gisu Cheikh Kouyaté moom moo jiite site internet bii di nettali.net. affaire xibaar dafa nekk loo xamante ne dafa war a tegu ci yoon ñoom ni ñu koy fasoo bu ñu koy bindee boo xamante ne dafa jaar yoon donc ñi koy jël ñooñu dañuy dund rek ci kaw nit ñi mais aussi nit ñi je pense que aussi ñoo leen ci bàyyi parce que ñam na ñoo xam ne bëgguñu jënd ay journaux donc ñoom li leen intéressé mooy ñu rek dem xool fu affaire yi yombee rek ñu dem xool fa rapidement affaire dama noonu dem seen yoon ñi liir aussi ñi dem di gëstu seen information yi ñooñu aussi dañu bëgg lu yomb parce que ñoom aussi ñoom ñoo ànd ak ñooñu lëkkaloo ñoom di leen encouragé pour ñu def loolu mais sinon ñooñu suñu fekkoon sax dañu amoon benn exigence bu demee noonu ñooñu au moins dinañ def effort pour di bind seen ay information jàpp bañ a jël information bi parce que yeneen xibaar yi nga xam ne ñoom dañuy dem dugg si terrain bi dem jëlee information yi ñëw jox ko ci tas ko ci rajo yi ak ci kayit yeeg yooyu ñooñu aussi taxawoon taxawaay boo xamante ne pour que ñooñu mun a bàyyi di jël seen information yi sans leen cité donc ñooñu dañuy yaakaar ne rek lu leen neex ñu def parce que même man muy yore site internet yi mun naa bind benn information ba def ci erreur benn site reprendre ko mais su ko site bi reprendre man mun naa dem ba si biir ma daan comme ne def naa erreur ci information bi mooy jël ko changé waat ko mais taxawul nañ ñoom dinañ ko changé te man loolu man mun nañ ma si topp si yoon su fekkee am na loo xam ne dama ko wax loo xam ne nekkul yoon donc yooyu yëpp problème yooyu yëpp a ngi si biir daal. Cheikh Kouyaté ak Omar Dia jaajëf mu nekkoon Critique Média. ñuy daal di jëm ci yéenekaay yi nga xam ne mooy xëy di génne ay bis bu nekk. RFM li ci yéenekaay yi. Master Office VDM bi jàkkaarloo ak foire bi ngeen taamu ngi seen bépp bureau ak jumtukaayu bureau ak informatique moo leen di may seen revue de presse Master Office ngir bépp jumtukaayu bureau. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñan ne woon ay àndandoo démb di nguurug alternance xëy nañu tey jii di werante ak a werante njiit la di Abdoulaye Wade moo ca jiitu ubbil observateur démb ba muy daje ak i militangam ca Fann Résidence lu mu yekkul Pape Diop mi jiite fàqmaani parti démocratique sénégalais rek daf ko fàtte Abdoulaye Wade ne Pape Diop li mu bëgg xamu ko ndax ba mu ñëwee ne ma dama bëgg doon tête de liste parti démocratique sénégalais ci wootey législatif yi la ma ko tontu moo di lu mën a nekk la waaye booy seddu la ma ko tontu moo di lu mën a nekk la waaye boo dee seet du lu gën ci yow ndax yow Pape Diop réew mi lu ne doon nga ko fi assemblée nationale jiite nga ko fi tey ji yaa jiite Sénat kon tey boo delluwaatee bëgg doon tête de liste bul yaakaar ne mën nga faa jaare ba jiite ci assemblée nationale ab commission sax doo ko fa jiite lu dul simple député doo ko fa doon bu dee nag li ma la wax doyu la yaa ngoog parti ba ngoog législatif yaa ngoog demal Abdoulaye Wade ne ci lii laa wax ba yeewat ak Pape Diop aw ma ci lu may xëy rek dégg ñu naan taxawal nañu alliance tudde ko alliance bokk gis-gis te moom Pape Diop moo ko jiite dajale fa samay noon Abdoulaye Wade jóge ci Pape Diop dali ci Mamadou Seck ne kookee moom ba ma wanee gannaaw yàgg na Mamadou Seck lépp lu muy def ak lépp lu muy liggéey Macky Sall la koy liggéeyal coowal oto yi ñu koy jiiñ moom Abdoulaye Wade ne def koo sàcc ba muy dem yóbbaale ko Abdoulaye Wade ne
loolee dara ci amul nañu bàyyi li ñu koy waxal oto ya mu yóbbaale la tax mu yóbbaale ko moo di ay otom la Sénégal nañu Abdoulaye Wade nee na képp ku jóg ngir bëgg a fuqarti otom yooyee ca yoon la jëm ak yow libération nañu Abdoulaye Wade day porter plainte ndax càcc gi ñu koy jiiñ yëf ya moo ko naqari li neexul ci xol neexul ci nopp moo di le Abdoulaye Baldé kenn ci fàqmaani parti démocratique sénégalais yi xëy yekk Innocence Ntap Ndiaye yëral xët mu njëkk observateur Abdoulaye Baldé nañu Innocence Ntap Ndiaye dem na ba yegg ci di raamal président boole kook jooy yu miti ngir bëgg Abdoulaye Wade fal ko dara Casamance ga mu dëkk fu fa ab sëriñ nekk di maa mën Innocence Ntap Ndiaye dem na seeti la ngir bëgg maa sëriñ tu kii di Alioune Sow ak Moustapha Guirassy Abdoulaye Baldé ne ba ñu wanee gannaaw parti démocratique sénégalais yàgg na dañu fa nekkoon rek di camlangal la leen toppoon di lang ca ñoom te dara baaxu ca ñoom waa parti socialiste faxas nañu ko ba mu set wecc libération nañu Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall ak Aïssata Tall Sall gisee nañu waxtaan ci seen biir ba jubo réeroo bu amoon ci seen diggante yëf ya jeex na tàkk ba jàmm dellu si waat ci biir parti socialiste populaire